salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi li ci gën a fës nag lu ci tolloog fukki weer état bu Sénégal amul woon li nga xam ne mooy poste de premier ministre boole poste nag mujj nañ ko daal di fal kii di Amadou Ba bu dellu si ko xam ne nag daal dina ko dellu siwaat naka la ko askan wi daal di gisee da ngeen dégg seen xalaat ci biir xabaar yi danañ wax ci li nga xam ne tamit mooy gouvernement bi ki nga xam ne mooy Matar Ba moom nag dañ ko daal di teggi ca poste boole nga xam ne mooy ministre des sports daal di fa teg keneen muy Yankoba Diattara loole nag mu nekk mbetteel ci sénégalais yu bari bari di Awadi ak ñoom ñoom dañoo bëggoon a amal ci diwaanu Dakar ab ci benn hôtel ngir ab concert boo xam ne luñ koy duppee mooy xeex troisième mandat ci diwaanu Afrique yi loole nag dañ leen ko daal di lankal préfecture moo daal di def lu nu mel xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéen taamu télévision bu mag bi Time for Africa TV li nga xam ne nag moo jëm ci nouveau gouvernement bi ci week-end bi nga xam ne moom lañ daal di génn député yi nga xam ne nag moom lañ fal yees am na ñenn ñoo xam ne ay ministre la kon nag ñoom dañoo war a daal di joxe seen poste yi nga xam ne moom lañ am foole ci assemblée nationale li nga xam ne nag mooy juróom-benn suppléant yi nekk ci majorité bi yëpp ñoom dañ leen bu installé woon fële ca hémicycle bi ci session prochaine bi nga xamante ni moom lañ daal di war a amal. ñu daal di wax ci li nga xamante ni mooy gannaaw boo xam ne fal nañ ci poste premier ministre gouvernement bu Sénégal loole nag mu nekk loo xam ne askan wi kenn ku ne ak ni nga ko daal di gisee nañ lañ gisee gouvernement bu yees bi nga xam ne daal dina am est-ce que li nga xam ne moo leen fi dese fiile ak 24 est-ce que danañ mën a fàcc li nga xam ne nag mooy soxla su doomu aadama yi rawatina nag jafe-jafe yu bari yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci diwaanu Sénégal ñu daal di teewlu askanu Sénégal ak li nga xam ne loolee lañ daal di addu micro trottoir bi Yaxra Gueye Malick Ndiaye Sow. On a l'impression qu'il y a les moyens. man li ma bëgg a wax c'est que sama xalaat am nay moyens yu bari sax mais mosuñu ko utiliser vraiment dans les conditions normales pour tey askan wi mais bon cette fois-ci moom am nañu yaakaar en tant que jeune on espère. ma xawma nag ndax dina mën nekk mais fooguma ne que toog na fi déjà benn ñaata at 7 ans ou plus gisuma dara gisuma changement ci côté par exemple ñun ñii sunu ay jàng emploi des jeunes ñun ñii jeunes yi gisuma avancement ci ñun jàng bi demeewul noonu université demeewul noonu emploi itam jeunes yaa ngi fii di taxawaalu amuñu fuñu liggéey ak yooyu kon man gisuma torop espoir ci loolu. ci waloole sax la ñuy daal di desandi ci gouvernement bu yees bi coppite yi nga xam ne daal dina ci am ak ministre yi nga xam ne daal dinañ perte seen poste bokk na ci Matar Ba loole nag mu nekk mbetteel bu bare bari ci ay sénégalais yu takko sénégalais yu ñu ci bari nag dafa nekk loo xam ne mbetteel la ci ñoom gannaaw buñ ko daal di dindee ca boole poste ñu daal di déglu micro trottoir bi nga xam ne Penda Gueye moo nu ko defal ak Malick Ndiaye Sow. lu tax le président Macky Sall reconduire ko mbetteel la si ñun mbetteel la si sénégalais yaakaar naa parce que nekk na nit koo xam ne quand même bu mu toogee si ministère ba léegi gis nañ quand même que ministère bi dafa am benn genre apaisement dafa am benn dal regroupé na monde sportif autour de lui xam nga fédéré na lutte fédéré na athlétisme basket football te tamit si nguuram tamit lañ amee coupe d'Afrique te si nguuram tamit la ñuy jëmee coupe du monde donc tamit loolu moom dëgg fa yàlla lu ñu bett la daal ñu ñaan yàlla daal mu bañ a am conséquence incha allah ku ko wuutu tamit ñu am yaakaar si moom rek mais nag dëgg fa yàlla moom lu ñu bett la moom. dëgg la nag lépp parfait wul mais ak tamit compétition bi ñu jëm mënoon nañ ko bàyyi mu eggal liggéeyam quoi sama gis-gis boobu te yaakaar naa ne tamit bokk naa ko ak yu bëri d'ailleurs ministre bi boo doon xool ci gouvernement yëpp da ngay naan gàcce ngaalaam moom la maanaam ñëpp a ko joxoon bopp parce que liggéeyam rafet na déglu na ñëpp day dugganteeg ñëpp mënoon nañ ko bàyyi
au moins sax ba compétition bi jeex sax ñu xam ni ñu def mais kenn xamul yàlla baax na nañ ñaan ndam lii ñuy dem jëli wuti ji ko coupe du monde bi yàlla may ñu ko quoi. ak ñaari aju ñu dund nii si gannaaw ak kan bi ñu am ak résultat yu baax yu ñu am yëpp ba bu jëmee ñu coupe du monde c'est vrai que daf ñu bett ñu ñëpp ñu newee ne que dañoo changé ministre des sports parce que suñu mënee wax ministère bi doon gën a dox la quoi si ministère yi parce que foofu la ñu gën a am ay résultats palpables léegi nag yàlla dogal na lu mu dogal ñu ngi koy ñaanal daal moom si poste bu muy dem mu gën fa liggéey. gannaaw ay nomination yoo xam ne daal dinañ ko def ci gouvernement bu yees bi kii di nouveau premier ministre bi di Amadou Ba moom bi leen nag daal dina teg ay priorité yoo xam ne gouvernement bi ci la war a daal di dox ngir daal xool nees lay def ba indi saafara ci jafe-jafe yu ci bari yi nga xam ne citoyen yu sénégalais yi ñu ngi koy daal di dund ci bile jamono ñoom nag ñu daal di gis ne ay secteur yu bari daal dafa daal di bëri ay jafe-jafe yan saafara lañ ci mën a indi ak lan moo war a nekk taxawaayu gouvernement bu yees bi analyste bi Mamadou Sy Albert ci yaatal yi. waaw mën nañu wax ne que Amadou Ba wax na moom chef de gouvernement jan priorité la am mooy bu ñu jëlee dundun bi condition de vie sénégalais pouvoir d'achat bi prix yi xëy ndaw yi inondation yi ay priorité xam nañu ñoom seen priorité wante du yomb ci gouvernement bi loolu defe naa dañ ko war a leeral du yomb ndaxte soo jëlee rek xëy ndaw yi depuis 2012 ba tey jii am na ay projet loolu defe naa gouvernement bi lu mu waroon njëkk def mooy évaluation des projets li nga xam ne mu ngi jëm ci xale yi xëy ndaw yi le projet yu ñu def ñaata la créer fan la créer lan la jur fan fu mu jëm donc il faut ñu def situation emploi des jeunes loolu moo war a njëkk ci gouvernement bi lu mu war a def soo jëlee aussi situation inondation balaa ngay dugalaat beneen plan pour fukki at mais defal évaluation plan bi nga am plan décennal bi nga xam ne indi na coow ñu ngi ci sénégalais yi ñu bari ñu ngi ci ndox ñii amuñu kër ñii amuñu fu ñu dëkk mais defal point bi d'abord situation bi fan la toll boo jëlee yeneen situation économique sociale nañu def le point donc il faut ñu defal situation réew mi fan la toll ci seen priorité yu ñu ne loolu mooy seen priorité defe naa loolu moo njëkk ci liggéey bi ñu war a def léegi nag est-ce que dinañu mën a créer projet pour am emploi pour xale yi mën a am xëy. gannaaw bu ñu daal di installé li nga xam ne nag mooy gouvernement bu yees bi ki nga xam ne nag mooy honorable député Benno Bokk Yaakaar Ali Mané moom nag li muy daal di ñaawlu mooy ki nga xam ne mooy ministre di Serigne Mbaye Thiam gannaaw buñ ko daal di tabaate mu nekk ministre daal di teewal parti socialiste ñoom nag dafa nekk loo xam ne daf lañ koy ñaawlu bu baax a baax moo tax nag lépp loo xam ne nag guuxi nañ ko daal di ko ñaawlu ñu daal di déglu Ali Mané. man xawma li ñu président wax ñu gis ko AFP mooy suñu parti mooy choisir man du ma wax ba ma leer ne président moo choisir li ma mën a wax mooy le PS moo choisiraat le camarade Serigne Mbaye Thiam defuñ ko nag parce que dañ ko def maa tey dafa yàgg di am mais trop c'est trop li ñu am fekk nga fi ay camarades yu fi nekk yu fees dal suma kër mais li may wax dinañ waxtaanaat am un plan bu ñu teg pour le parti parce que parti bi loolu mënatul continuer gouvernement am na loolu président mooy nommé ñi mu bëgg nommé na leen jox nañ ko mais li ñu bëgg parti bi mënatul continuer nu muy continuer d'abord li ñu laaj mooy li xew il faut ñu expliquer les militants ak les membres du bureau politique et secrétaire lan moo xew lan moo tax ñu def te xam naa ne 80% membres du bureau politique wala secrétariat national d'accord ñu ci loolu. deuxième bi mooy def nañ élection présidentielle 2019 pare nañ ko def nañ ay local pare nañu ay élection législative li ñu bëgg
parti bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana muy Ousmane Tanor Dieng bi mu fi génnee la ñu amoon yaakaar ci ñun ñëpp ci Aminata Mbengue Ndiaye présidente jox ko parti bi mais tey dafa am fu ñu war a toog xool parti bi mënutul continuer nii le président Macky Sall xam ngeen démb woote na secrétaire avant gouvernement bi mais parti bu respecté boppam balay décision su nekkee sax yow président nga wala secrétaire général parti da ngay woo nit ñi toog ak ñoom échanger ak ñoom. ñu daal di wax ci ki nga xamante ne mooy Barthélémy Dias moom nag dafa waroon daal di indi ay leeral ci sooram bi nga xamante ni moom lañ ko daal di gàlloon ba mu nekk ci ndondam dafa am lante woon yoon ak justice moom nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci affaire Ndiaga Diouf moom dañ ko daal di condamné woon ci atum 2017 ci première instance ñaari ati prison mu waroon a sax daal di am 6 mois ferme ngir coup mortel. Barthélémy Dias nag moom nag jotoon na sax daal di purger penam ci détention préventive gannaaw boo xam ne dañoo daal di décider woon def appel. actuel maire bi nag nekk député Baneex Yewwi Askan Wi moom nag dafa daal di jàppoon ci jamono bu wala ne dañ ko daal di agressé woon moo tax nag mbir yi daal di demee woon noonu. ñu wax ci li nga xamante ni nag mooy 3e mandat daanaka ci diwaanu Sénégal ñu ci bari daal am fit ngir daal di ci addu rawatina nag bu bokkee ci gouvernement waaye nag bi la yoon keneen ñoo ci bëggoon a def ab concert mooy DJ Awadi ak ñooñam ci benn hôtel ci diwaanu Ndakaaru waaye nag gannaaw bu ñu ko bëggee def nag préfet bu Ndakaaru da leen koo lankal li ko waral nag mooy dafa daal di gis ne loole dafa am trouble à l'ordre public ñu daal di déglu réaction bi nga xamante ni DJ Awadi moo ko daal di amal. su DJ Awadi li nga xam ne nag mooy xew ñu gis ko nii dafa nekk loo xam ne ñun daal ni nga koy ñaawlu mooy sunu concert bi nga xam ne dañ ko waroon tëgg foole ca Radisson liñ ci daal di jublu woon rek mooy xeex li nga xam ne mooy 3e mandat ci diwaanu Afrique yëpp mais nag gannaaw buñ ko bëggee def fii ci Sénégal boolepp manifestation ñun nag dañu ko daal di tere li ko waral nag mooy ki nga xam ne mooy préfet moonu lankal mbir munu mel ndaxte dafa wax ne dafa am ay trouble à l'ordre public te foofa ca hôtel bu ñu ko bëggoon def loole ab barab la boo xam ne ci benn enceinte lañ koy defee loola amul benn trouble public li nga xam ne nag moo daal di xew ñun ñii daal gàcce lañ ko daal di gisee ndaxte Sénégal dafa nekk réew boo xamante ni réewu démocratie lañ ko mën a xamee kon tey bu ñëwee def lii man personnellement gàcce laa ci am. bilan définitif yi nga xam ne moo amoon ci màggal bu Touba 2022 loole nag mën nañ koo xayma ci fanweer ak ñett lu ci tolloog juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn ci ñoo xam ne dañoo am ay gaañu loolu la bilan bi daal di xamle sapeur pompier nag ñoom ñoo daal di wàllu ñu ci bari ci édition bi nga xam ne nag moom lañ daan di génn maanaam màggal gi passé lu ci tolloog fukki doomu aadama ñoo ci amoon ñoo ci ñàkkoon seen bakkan atum ren nag atum daaw tamit xayma gi mooy lu ci tolloog 775 ay doomu aadama ñoo ci amoon ay blessé kon mu mel ni recensement yi nga xam ne daal dinañ ko def atum ren moo gën a tar. Jamra ñoom nag dañoo daal di annoncé ab plainte du contre li nga xam ne mooy commercialisation jëm ci manuel scolaire couleur LGBT suñu sukkandikoo ci Mame Matar Gueye ONG bi nag dafa daal di saisir ci alxames bi nga xam ne moom lañ war a daal di ñëw ministre commerce moom nag ci direction commerce intérieur ak homologue intérieur lii ne nag mooy énième provocation bu propagandiste LGBT ñoom nag loolu la ñu daal di ñaawlu. bitim réew yi dañ koy daal di doore ak gouvernement bu Togo ñoom nag dañoo bëgg amal ay augmentation de salaire ay pension tamit ci ñi nga xam ne dañoo daal di retraité foole ca Kirghizistan foole dafa am nag ay jàmmarloo ci digganteem ak Tadjikistan ba sax na sax loolu dafa daal di jur lu ci tolloog fanweer ak juróom benn doomu aadama yoo xam ne dañoo daal di ñàkk seen bakkan lu ci tolloog téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom ñoo am ay gaañu
nañu ca Iran ñi nga xam ne nag ñooy force de sécurité dañoo jàpp ñu ci bari ñoo xam ne dañoon amal ay manifestation ni ki tey ci Angleterre nag moom la ñuy dem nag di wax adieu kii di reine Elisabeth II àdduna wërngal këpp ñu ngi koy jaale waa Angleterre. xabaar yi bitim réew yi yaatal yi ak sunu naataango. xabaar yi bitim réew yi dañ koy daal di doxee ak foole ca Togo gouvernement bi nag dafa bëgg daal di amal ay augmentation jëm ci wàllum salaire waaye nag ñi nga xam ne nag dañoo daal di retraité nees la ñuy def tamit ba yokk li nga xam ne mooy seen ay pension subvention tamit jëm ci produits pétroliers yi waaye tamit ay soutien yoo xam ne financier jëm ci wàllum scolarité indemnité ci transport waaye tamit fonctionnaire yi duñu ko fàtte objectif gouvernement bi nag mooy nees lay def ba daal di préserver achat yi nga xam ne moo jëm ci ménage waa Togo ci jamono boo xam ne contexte bi li muy daal di wane mooy ne foole prix yi nag dafa daal di yëkk situation bi nag ak li nga xam ne gouvernement bi daal dina ko amal organisation bu société civile ñoom nag daal dinañ yëkklu ñoom nag li ñu daal di ñaawlu mooy vie bi nga xam ne nag foole dafa daal di cher ba jéggi dayo moo tax nag ñoom ñi woo ñi nga xam ne nag ñooy gouvernement bi gis ne mën nañoo def lu ëpp loolee ak ñu wax tamit ci foole ci Kyrgyzstan ñoom nag dañoo daal di annoncé ci dimanche bi lu ci tolloog fukk ak ñaari doomu aadama yoo xam ne dañoo daal di ñàkk seen bakkan lu ko waral nag mooy ab affrontement bu amoon ci seen diggante frontalier Tadjikistan ak Kyrgyzstan loolee nag ci semaine bi ñu daal di génn la lu ci tolloog sax fanweer ak juróom benn Kirghiz ñoo mujj daal di ñàkk seen bakkan ci bilan bu mujj bi loolee la daal di joxe mu nekk ay violence yoo xam ne dafa am ci réew boole ci réewu Asie centrale bu ñu sukkandikoo ci ministère bu Kirghiz bu santé sax moom mi ngi daal di xam ne lu ci tolloog téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama dañ ci am ay gaañu loole la AFP daal di xamle foole ca Iran nag ni nga xam ne nag ñooy force de sécurité ñoom nag dañoo daal di dispersé woon ñi nga xam ne ñooy ñi doon manifester ci gaz lacrymogène ci nord-estu réew ma li ko waral nag mooy dañ doon manifester foole sax xam ne ñu bari ñoo xam ne dañ leen sax mujj daal di jàpp gannaaw bu doon amal li nga xam ne nag mooy manifestation bi waaye tamit rawatina nag ki nga xam ne mooy xale bu jigéen bi nga xam ne dañ koo daal di jàppoon mu mujj daal di ñàkk bakkanam li ñu ko doon tuumal nag mooy affaire mœurs loole la agence bu presse bu Fars daal di xam ne bu ñu sukkandikoo ci RFI ñu jeexalee actualité internationale ak li nga xam ne nag mooy deuil international jëm ci Elisabeth II moom mi leen nag nga xam ne ci semaine bee la daal di génn àdduna ni nga xam ne nag mooy famille royale bi àdduna bi wërngal këpp nag ñoom nag daal dinañ daje ngir daal di ko wax aj sek yëpp nag ñu ci bari ñu ngi ko daal di wër ay centaines dignitaires étrangers ca Ablaye ñoom sax ñu ngi daal di daje foole pour wax aj ki nga xam ne mooy Elisabeth II moom nag ñu daal di ko duppee woon souveraine bu grande pompe loole nag mu nekk loo xam ne dafa populaire ci àdduna yëpp xabaar yi bitim réew yi lii lañ leen andiloon. waa xabaar yi bitim réew yi dañuy daal di wax ci xabaar yi tàggat yaram Ligue des champions CAF Casa Sport ñoom nag dañoo daal di remporter seen match aller seen diggante ak Kabylie Thiès loolee sax mu nekk ay avantage wax ci équipe nationale regroupement Lions yi nga xam ne nag war nañ ko am ngir waajal préparation match xaritoo yi ci mois de septembre bi dana daal di démarrer ca Orléans. Aliou Cissé nag wax na daal di janoor ak ay ñu bari ñoo xam ne ci ay joueurs yoo xam ne dañoo daal di dañoo daal di forfait ngeen jéggal ma ñu wax ci ki nga xamante ni mooy international brésilien bi di Vinicius Junior moom mi leen nag ci match bi nga xam ne dañ ko daal di amal démb dañ ko doon yuuxu ay cris de singe loolee nag ñu ci bari ci acteurs sportifs yi dañ ko daal di ñaaw la xabaar yi tàggat yaram yaatal yi ak madame sportive de la Time for Africa TV Penda Gueye. xibaari tàggat yaram yi dañu koy door ak joueuru Demba Ndiaye yi ñoom nag duñu bokk ci jongante yu Ligue des champions africaine li ko waral nag mooy dañu leen éliminé woon dimanche bi ñu génn ci ñetti ball ci dara ci match retour bi ñu doon amal mu nekk ay jafe-jafe ci club sénégalais yi nga xam ni mujj ñu bokk ci compétition Afrique ñu wax ci match amical yi nga xam ni équipe nationale bu Sénégal war na ko amal ki nga xam ni moo di Ismaïla Sarr lu ci tolloo ko juróom-benn match jongante wu ko ci clubam attaquant sénégalais bi kon week-end bi dina absenté ci équipe nationale bu Sénégal Noah Fadiga moom tamit dafa am ay gaañu dolli ci kii di Keita Baldé dañu koy jiiñe wàllum dopage loolu tax Aliou Cissé daal di woo Habib Diallo ngir mu daal di leen remplacer
jeexalee ko ak Vinicius moom nag niki démb dafa dund ay yuuxu de singe loolee ci ay supporteru Atlético de Madrid ko yuuxu laata match bi di jeex Vinicius daa mujj sax génn terrain bi ci 79e minute bi ginnaaw bi ñu ko remplacé moom nag li mu dund démb ñu ci bari ci wàllum football ñi ngi koy ñaaw lii lañ leen indiloon ci xibaar yi tàggat yaram yi. jërëjëf Penda ci xabaar yi tàggat yaram yi nga xam ne daal di nga ñu ko andil xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox di rajo ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun ci wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.